waaye xeetu kaay yi lañu koy gis fii ci Sénégal mu ngi bëgg a bëri ci kanam tuuti daañu ci waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Mamadou Wane di sociologue mu ngi jéem a expliquer phénomène bu ni mel lan moo ko waral ci waxtaan woo xam ni seq na ko ak kii di Marcel Farba Maron et puis daañu dem Thiès foofee ganaar ku ne xam na ni kenn xamul origine am maanaam fi mu fekk baax. yàpp itam bu ñu xamul fu mu jógee daanaka la ñu doon jaay ci boori raay bi ay produits yoo xamante ni daanaka àndul benn yoon ak consommation police ak élément wu service d'hygiène bu Thiès wàcc ci terrain bi pour arrêter ndaw ñooñu nga xamante ni ñoo doon jaay ay yàpp ak it ganaar ay ndawal yoo xamante ni kenn xamul fan la jógee loolee itam dinañ leen ko won ci kanam tuuti ci Midi Plus bi premier rendez-vous de la pause ou de la mi-journée ñu ngi ànd nag ak ay partenaires bokk na ci Orange mi nga xamante ni mooy sponsor officiel bu Midi Plus Orange nag li mu leen jagleel bëri na bokk na ci seen jeu bi di Mega Win nga xam ne chaque semaine ñu amal tirage bu mag ci Midi Plus bi Orange nag jagleel leen ay offre ak ay promo yu am solo yoo xamante ni dafay tax toujours may dëggal ni Orange jaayatul dafay maye nag weesuwul lu nu war a jaayee mu cher mu koy jaayee ay 100 francs ñoom seen par exemple Wido lépp lu jëm ci création africaine ak ay programme yu bokk fii Sénégal mën ngeen ko am grâce ak Wido et puis bu ngeen bëggee bokk itam ci seen jeu Mega Win c'est très simple il vous suffit juste ngeen yónnee WIN ci 22 722 et puis ngeen mën a gagner soit 1 million 10 millions wala kër gi nga xamante ni teg nañu ko et puis chaque semaine ci Midi Plus bi Orange dafay maye enveloppe bu toll ci 1 million mën na leen ko yónnee ci seen calpe Orange Money donc Orange mu ngi leen di souhaiter un très bon week-end yéen ñi ànd ak moom ba noppi itam nekk abonné rawatina ñi nga xam ni ñooy jouer ci li nga xam ni mooy Mega Win. Lonase bi ñu àndal itam daf leen jagleel daanaka plateforme boo xamante ni bu ngeen ca duggee tout ce que propose comme possibilité de pari en allant au sport au jeu de casino en passant par li nga xamante ni moo di course hippique une grande première am na plateforme boo xamante ni daanaka Lonase daf ko ibbi bu ko defee ngeen di fa dugg di xool lépp lu ngeen bëgg ci wàllu pari lépp lu ngeen bëgg ci wàllu sport ak lépp lu ngeen bëgg sax ci jeu de casino mën ngeen ko fekk ci biir lonase.bet objectif plateforme bi nag mooy gën a mutualiser produit yu Lonase ci même espace digital bi parce que boole lépp mu doon benn beaucoup soxla mbir boo xamante ni Lonase moo koy proposer boo duggee fenn tu as tout donc loolu c'est désormais possible grâce ak LonasBet alors c'est une expérience unique pour ñi nga xamante ni ñooy faral di parier plateforme bi nag am na lu toll ci ñeenti promo yoo xam ni dama leen ciy junj rek allez savoir bu ngeen duggee am na bonus yexil am na bonus xéewal am na bonus mbaxus am na itam cash out donc c'est des possibilités que vous pouvez avoir grâce ak plateforme bi la nga xamante ni Lonase daf ko ibbi pour ay clientam tuddee ko LonasBet. ñu ngi ànd itam ak nu mu tuddati waay 1xBet jàll na voilà ñu ngi ànd itam ak 1xBet voilà 1xBet voilà c'est ce que je cherchais 1xBet donc c'est votre jeu sportif 1xBet alors 1xBet nag soit ngeen dem carrément ci plateforme bi wala ngeen télécharger application bi et puis voilà jouer accepter les conditions de participation à la promo parce que souvent il y a des promos yoo xamante ni am na solo pour yéen clients yi nga xamante ni yéenay faral di jëfandikoo 1xBet donc dès que vous allez ci plateforme bi mën ngeen comprendre ou bien ngeen télécharger application bi parce que tout le monde a la chance de gagner ci seen jeu sportif bii la nga xamante ni fekk amuloo 18 ans mënoo cee bokk donc à partir de 18 ans jouer et gagner grâce ak 1xBet meilleur jeu sportif fii ci Sénégal ñu ngi ànd itam ak Golden Herb alors Golden Herb nag xam ngeen ni mooy daanaka gamme bu am solo bi la nga xamante ni unisexe la maanaam jigéen da koy jëfandikoo góor daf koy jëfandikoo donc Golden Herb c'est une gamme qui est composée de 5 produits am na crème moussante pour nettoyer le visage am na crème hydratante pour le visage aussi ça enlève les taches des boutons noirs et puis donner un coup d'éclat au visage am na itam
masque réparateur pour le visage loolu itam daf koy hydrater ba noppi itam di ko rajeunir am na masque corporel exfoliant et puis lait de corps bi itam c'est disponible un peu partout mën ngeen ko am en résumé donc c'est 5 produits que compose ou qui compose gamme unisexe bi la nga xamante ni moo tudd Golden Herbe et puis ñu ngi ànd ak Palais du Bio alors Palais du Bio nag lépp lu ngeen soxla ci ay produits bio moo xam ngeen am problème cholestérol pour diabétique yi yéen ñiy faj tension xaw ma sax na nañ koo faj waaye daal produit ya fa ne ay produits yoo xamante ne c'est à base de plantes naturelles ba ci tee bi di Chine lay di ku yéex ñàkk mën ngeen ko am fi nga xamante ni moo di Palais du Bio alors numéro téléphone yi dama leen koy jox très rapidement comme ça ngeen di woote di réserver ñu leen di livrer am ngeen possibilité itam dem directement xool yeneen produits yi nga xamante ni ñoo disponible fii di Palais des Bio mais bu ngeen bëggee ci tee bi mën ngeen toog fi ngeen toog ngeen commandé et puis ñu livrer leen ko donc 3 numéros de téléphone que vous pouvez noter benn bi di 75 524 45 45 75 524 45 45 wala 76 j'espère que yéen a ngi bind 76 422 44 44 76 422 44 44 wala 75 636 33 33 75 636 33 33 donc ñetti numéro téléphone yu baax yaa ngi noonu bu ngeen ko dégloo nii ma ko waxee ba noté ko noonu profité leen ci week-end bi ndax day am toujours chaque week-end ay code promo ak ay promo yoo xamante ni di ngeen mën a profité vraiment am stock bu doy surtout ci seen thé Chine Lady donc ñu ngi ci ànd ak Palais du Bio. ñu jàll ci sujet yi ñu leen préparé bokk na ci maa ngi koy wax léegi nii li ñu prévoiroon démb jeudi di procès bi jëm ci coowal passeport diplomatique yi daanaka dañu ko reporté ba le 7 avril 2022 demande liberté provisoire bi nga xam ni avocat wu député Mamadou Sall ak Babacar Biaye ñoom ñoo ko dugaloon ci dossier boobule dañu ko mujjee rejeté ñu dem ak explication yu Alhassane Ba ak Diafara Ba. ñu bëri gisoon nañ ne député yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye duñu mën a taxaw tey ci kanamu àttekat wi procès bi dàq nañ ko ba juróom-ñaari fan ci weeru avril gi ñu dëkkmal. ndax jàpp na ni lépp yembegul pour ñu àtte leen ndax partie civile yi c'est-à-dire ñi porter plainte jotaguñu seen convocation ba mën a ñëwal seen bopp. te jàpp gis nañ ni également am na kenn ci ñi ñu jàppandoo ak ñoom El Hadji Mamadou Sall ak Boubacar Biaye di ancien député Sadio Dansokho di président conseil départemental tamit administration pénitentiaire indiwu ko ci tribunal ba donc yooyu yëpp dajaloo tax ba ñu renvoyé ko. seen avocat jotoon dugal li nga xamante ni mooy bàyyi négandiku waaye nag moom àttekat wi daf ko dàq ndax li muy ragal mooy trouble à l'ordre public. la ñu tàmboon gis mooy ni que sax procureur moo doon opposé wu ci ay demande de liberté provisoire mais bañ ko sàkkoo procureur nee na dafay rapporté wu ci li àttekat bi di àtte donc moom opposé wu ci waaye àttekat bi jàpp na ni bàyyi négandiku bi ñu doon sàkku buñ ko amee mën naa dooleel trouble à l'ordre public jàpp ma ni buñ leen bàyyi woon dinañ fi indi trouble ndax bañ leen di cité ci mbir mi yàgg na kenn déggu leen ba tey kenn déggu leen ñuy wax kenn déggu leen ñuy jëf boo xamante ni mën naa indi trouble à l'ordre public ñu nangu nañu dogal bi parce que ñun ay légaliste lañu. Maître Antoine Benck jàpp ni ñi muy layol seen xel dal na. dañoo mës a jàpp ni lañ leen di toppee laalewuñu takkewuñu ko. te loolu maak ñoom dinañu ànd bés bu ñu leen di layool bu dee àtte bi dinañ ko jàppale set boobu ñu ko dàq pour ñu àtte ko dinañu fexe ba indi liy firndeel ni ñoom defuñu takkuñu yëguñu. député yi di Mamadou Sall ak Boubacar Biaye ñu ngi leen di toppee li nga xamante ni moom mooy association malfaiteur mooy defkatu ñaawteef escroquerie blanchiment capitaux faux et usage de faux ci ay documents administratifs waaye itam faux en écriture publique authentique.
mu ngoog ñoom nag seen demande de liberté provisoire dañu ko mujjee reporté di procès wu coow li jëmoon ci passeport diplomatique yi ñu bëtal ko ba le 7 avril ci demande avocat yu ñooñee nga xamante ni ñoom la ñu teg tuuma ci seen kaw ñu rejeté ko ñuy expliquer enfin ñu ngi gërëm bu baax Alhassane Ba ak Diafara Ba ñoom ñoo ñu doon indil ay explication jëm ci mbir moomule. fan yi yëpp itam Sénégal yëpp di naqarlu faatuk xale boo xamante ni juróom-ñaari at rek la am malheureusement ñu rey ko ba noppi sànni ko ci teen loolee nag njaqare ak tiis la jur waxuma ci gox ba mu fekk baax waaye plutôt ci àddina bi yëpp ay xeetu mbir la yoo xamante ni li ñu koy seetlu ci réew mi mu ngi bëgg bëri depuis déjà quelque temps ay ndaw yu ñuy faat ci anam yu ñaaw loolee nag doon mbir mu xaw doy waar ba séq nañu waxtaan ak koo xamee ni ab sociologue la di wuyoo turu Mamadou Wane mu ngi jéem a expliquer phénomène boobu ci micro Marcel Farba Maroun ak Mohamed Nabi Dia. di daggate wala sax sànni ci biir teen fan yi ñenn ci tout tànk yi li ñuy dund kenn mënu ko nettali mu di ay doxalin lu dara justifié wul te li ci ëpp fuñ ko dul xalaatee foofu lay jógee. gëstu yu bari yi nga xam ne nuñ def nañ ko gis nañ ko violence yi nga xam ne nu ngi koy def ci xale yi maltraitance bu ñu def ci xale yi lu ci bari ci biir famille lay am ci biir famille lay am même ci ay cas abus sexuel ay yenn forme de violence maltraitance ci biir famille la am soo amul ci biir famille aussi ci fu ñu dénkaani xale yi lay doon loolu lu muy màndargal mooy ñooñu ko def taxuñu gëdd xale. parce que xale doo ko jël di ko sànni ci teen muy dund ça veut dire génn nga ci diine génn nga ci sa nu ñu ko waxee culture parce que suñ culture ak diine yëpp dafa jox aada dafa jox gëdd xale yi. mu di ay tout tànk yu laajul dara ci àdduna bu dul ñu dund ci ay conditions yu baax a baax ngir fexe lii di mel dàkk fi ñenn ci kilifa yi di woo waajur yi ngir ñu gën a bàyyi xel seeni doom. C'est triste pour ces êtres innocents. lu metti la pour ay xale yi nga xamante ne seen yoon nekkul ci liy boole ay mag xale moom li mu mérito mooy ñu jox ko mbëggeel affection protéger ko waaye tamit jël ko en charge ñun ci suñu agence ñu ngi jéem a xool naka la ñuy def ba gën a mën a jege askan yi ngir sensibiliser leen mënuma sori nag ci mbir bi ndax dañu war a bàyyi justice def liggéeyam waaye li mu mën a def rek mooy woowaat waajur yi ngir ñu gën a bàyyi xel seeni doom. exemple bu mujj bu ñu mën a joxe. mooy lu jot a am ca village u Ndakaar ci biir commune Touba Mérina ca département bu Kébémer benn sàmmkat daal di faat benn xale bu góor bu am ñeenti at te mu doonoon doomu nijaayam moom mi le nga xam ne daf ko yóbbu woon kaso yàggul dara ñenn ñu seen xam-xam màcc ci wàllu yoon di laaj rek ngir ñu delloo siwaat peine de mort. mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax Marcel ak Mohamed Nabi Dia doon ñëwaat ci jëye jooju la nga xam ne ni moo am ca dëkk boobule Sénégalais yëpp Sénégal yëpp di ko naqarlu faat xale bi ba noppi sànni ko ci teen xam nga fi daf weesuut lii yi ma ci bëgg a wax yëpp ndax xol bu naqari defe naa ma ne su ko wax ci télé waaye àddina yëpp ko naqarlu di phénomène boo xamante ni mu ngi bëgg a bëri li mën na démb coxor gi ci réew mi kenn ku ci nekk ak ñi nga koy wone et ça devient dangereux lu xew. voilà lii la ma pen dégg ma naan ma pen Mbaye Dieye Faye lii la ma laaj biig bi ñuy wëndeelu lu xew qu'est-ce qui se passe c'est vrai que des fois on se pose des questions lu xew trop de haine lu xew trop de xastante trop de saagante rayante bi lan moo xew c'est-à-dire da ngay dem ba mu yàgg que muy man que muy yéen kenn ku ci nekk des fois da ngay tiit ci yii ñu seetlu Sénégal haine bi ak coxor gi ci fànn bu ne la ñu koy wone ginnaaw nag personne n'est à l'abri yàlla sàmm ñu ku nekk na nga toppatoo sa bopp rek il faut prendre les devants sàmm sa bopp aar sa bopp sàmm sa jaboot aar sa jaboot defe naa loolu rek moo fi sës parce que fi mu nekk nii dafa mel ni li xale yi daan wax lii comme guerre donc mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax sunu journalistes yi ci seen i gëstu di leen baaxee ay xibaar yu am solo d'ailleurs à propos de xibaar on sera avec la rédaction dans quelques instants enfin dans quelques minutes à 13h dinañu ànd ak ñoom bu ko defee ñu baaxee ñu ay xibaar ci kanam tuuti bu leen fàtte bés bi tey daanaka lu ëpp ci waxtaan wi màggalug daaru la ñu koy jagleel daañu dem Chikori fekk fa ndongo yi ak taalibe yi foofee ca daaru itam ñu bëree fa am na ci itam ay taalibe yoo xamante ni ñu ngi jógee ci seeni gox di fa dem dina
ko waxtaanee bërëb bi waxtaanee liggéey bi nga xamante ni itam taalibe yaa ngi ko fay def comité d'organisation beeg ñi nga xamante ni ñoom la ñu dénk communication wu lépp lu jëm ci màggal gi am na ay explication yu am solo yoo xamante ni dinañ leen ko baaxee bu ca kanamee tuuti waaye bëggoon naa ñu dem ca dëkk bu ñu naan Thiès foofee police ak élément yu service d'hygiène dañoo teg loxo ay ndaw yoo xamante ni dañ daan jaay wala dañ doon jaay ay ndawal yoo xamee ni kenn xamul fan la jógee ganaar ya duuf na yàpp woo xonk na loolu nag doon lu xaw doy waar loo xamante ni service d'hygiène nee ñu kenn waru koo consommer ki fa nekkoon di Cheikh Anta Diop ak Sey Latir jot na nu fekkee bi police ak service d'hygiène di teg loxo jaaykatu ndawal yooyu ñu déglu leen. di ay ginaar yu ñuy suqi yëpp ko ci ay paan di ci sotti ndox di ay ndaw yu koy jaay fii ci boori raay bi ci marché central bu Thiès ndawal lii de kenn xamul fu ñu ko jëlee te it anam biñ koy waajal ba indi ko fii nee nañ kenn xamu ko te ñu ci bëri nee nañ ay ginaar yu bëri yoo xamante ne dañuy feebar wala ñu médd dañ koy defar indi di ko jaay fii ci raay bi. place lañu yót ci biir mais dañuy dem si plat yi di ramas di ko indi fii quoi yaa ngi comprendre di jaay mais liggéey bi moo métti boo toogee sa place nii. ginaar yi dañuy def sa kaaf bi 3 jours 4 jours ginaar yi dañuy feebar commencé dee. chef service régional de l'hygiène bu Thiès moom moo jiite woon opération bi. anam yi ñuy jaayee ndawal ginaar boobu si côté raay bi gis nañu ko dëppoowul ak set mi nga xam ne daf see war. boo xoolee si voie ferrée bi gis nañu que am na ay produits chimiques yoo xam ne dafay tuuru foofu donc ça veut dire que am na possibilité produit chimique boobu ñu gis ko si ndawal boobu. nee nañ ni ñuy defaree ginaar yi. loolee méngoowul ak li yoon digle. parce que ndawal boobu normalement avant nga koy jaay da nga ko war a def fu sedd parce que loolu moom mooy norme yi. parce que boo ko defulee rek dafa am ay xeetu jàngoro yoo xam ni ñoom si température ambiante bi la ñuy développé. yemuñ si rek génnee leen si bërëb jaaykat yooyu mais il faut que ñu fay la loolu lu ñuy wax ay alamaan boo xam ne day dem diggante 9000 francs ba 18000 francs laaj na sax tëj leen juróomi fan ba juróom-ñetti fan. lii ñu door tey jii de waa service d'hygiène nee na dañ koy wëyal ba tax ñu ngi ciy sàkku nag gouverneur ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp moomeel yi ñu jàppale leen ci ngir nag mbir mi ñu mën koo dakkal fii ci diwaanu Thiès. loole nag ma nga xewee sama dëkk Thiès ñu teg loxo ay jaaykat yoo xamante ni yàpp bañ doon jaay ak ganaar yi ndawal la boo xamante ni dafa impropre ci wàllu consommation heureusement ba service d'hygiène taxaw ak it police. voilà réew maa ngi midi 18 mooy doog a jot ñu ñaanal leen bëccëg bu neex ci télévision Futurs Médias ginnaaw màggalug daaru la ñu fas yéene waxtaane tey ci barkeelu gi ñuy barkeelu sànq ba tey xam naa ci ndimbalu El Hadj Vieux Diouf dinañ leen tegaatal léegi sëñ Ahmada mi ibi faaw ñu tegaat ko ndax moom li mu way sikkar ko tuddee ko xamle gën a xamleeg Cerno dinañ ko tegaat mën ci barkeelu j'aimerais juste en profiter pour féliciter Mame Dorine Gueye qui a travaillé ici chez nous et qui sort son magazine. Donc c'est un magazine qui sort sur le digital et en format papier, un magazine que vous pouvez avoir qui est entièrement consacré aux femmes. Magazine bi nag moo ngi ko tuddee Étoile africaine, magazine des industries culturelles et créatives, de l'entrepreneuriat et des talents africains. Donc Étoile africaine, c'est avec un grand plaisir qu'elle nous a envoyé un exemplaire de ce premier numéro du bimestriel Étoile africaine. Donc c'est un magazine boo xamante ni dafa am pour vocation d'y mettre en lumière toutes les étoiles africaines de la culture et de l'entrepreneuriat. Ci numéro bile Korka Diaw moo nekk ci une bi moom nag professeur de lettres modernes la et puis étoile polaire Bibi Seck, le design dans la peau, étoile montante Connie Touré, une femme à plusieurs casquettes, donc autant de reportages assez intéressants que vous pouvez avoir dans ce magazine. Dorine donc qui fera le tour de ce continent pour présenter ce magazine Étoile africaine. Voilà donc moom Dorine elle a travaillé à Canal Info, elle a travaillé à T2STV, elle a travaillé ici à TFM, A+ ITV. Donc mu génne magazine bi moom Mame Dorine Gueye ñu ko ci féliciter. On la recevra peut-être très prochainement parce que ñun on adore ce genre d'initiative. Elle viendra nous voir ci Midi Plus bi très prochainement. bu ñu jullee juma ba pare ba añ je vous conseille ngeen jënd boisson King pour diigal waaw diigal rek
soo buggee digal l'idéal est ngeen dem ci boutique ne ko est-ce que am ngeen King Boisson voilà boo naree fàtte turu boisson bi sax na sa xel ñëw ci King Baba. voilà lii mooy buuru boisson yi donc c'est une boisson boo xamante ni mu ngi disponible un peu partout saveur naturelle facile à consommer pas beaucoup de sucre am na orange am na ananas am na tropical am na fruit rouge am na sax mojito donc allez acheter boisson bi la nga xamante ni moo di King laataa ñuy tàmbali waxtaan wi ak équipe communication yu màggaluk daaru bëgg naa ñu tegaat sunu sang bi li mu wax bëgg ñoo xam lekk Thierno ñu doog a dellu si ci plateau bi. Maam Cerno wàcc na defar na diine ñibbi na aljana ca hurul hay Maam Cerno wàcc na defar na diine ñibina aljana ca hurul hay bur yàlla akatana yonent bek yërmande Sëriñ Tuuba jël njariñam jox Cerno naan ko seddale jantangi jooy Maam Cerno Ibrahima weerangi jooy laylan bada bahima
ca mooma at sunu weeru koor wa mbokk yi mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax sëñ Ahmada ci sikar soosule lii mu ñu jagleel ci subaak léegi ñu ciy bég ànd ci ak yéen en direct ci télévision Futur Média midi 26 mooy doog a jot comme ni ñu leen ko diggee woon tey lu ëpp ci bëccëg bi ci télévision Futur Média màggal gii lañu ko jagleel di màggalug daaru daañu waxtaan itam ci liggéey bi fa tàmbali ci wàllu rénovation grande mosquée bi mais en même temps waxtaane yitte ji actuellement mooy màggal gi ca ba ñu defee bi mujj ba tey comité d'organisation beeg ñu yore communication beeg ñoom seen ñu ngi ciy liggéey loolee la ñu fas yéene waxtaane tey ñu am mbégte nag dalal ci plateau bi kenn ci jëwriñ yi di Serigne Modou Kara Samb yaaram ñu ngi lay nuyu di la ziar yaay coordonnateur général yu travaux de rénovation de la grande mosquée de Touba ba noppi itam bokk ci cellule communication bu grand màggal daaru nga xam ne ëllëg la na koy amal fii ci Sénégal ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi ak internautes yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan laataa ñuy ñëw ci solos màggal gi suba. salaamaaleykum wa rahmatullah. Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. ñu lay fay sàmm. di wax bismillahi rahmaani rahim auzu billahi min asheytaani rajim sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid barayi waxfir liman banaw bina ahan rafih waxfir liman amarahum bihil jamih wali jamihi man ahannahum ala binaiha allazi bi fadlika ahtala barkeb Cheikhul Khadim barkeb borom daaru Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi fay di jaar ci yow di nuyu mboolem kilifa yi bërëb bii di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu it xalif général des Mourides Serigne Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin amiin di nuyu it Serigne Bassirou Anta Niang moom mi nga xamante ni moo fi nekkal borom daaru di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. amiin di fi teew nag ci ndigalu Serigne Bassirou Abdou Khoudoss mi nga xamante ni mooy porte parole famille borom daaru Moxti di président comité d'organisation grand magal de daaru Moxti di fi teew it ci turu Serigne Abou Bassirou Anta Niang mi nga xamante ni wàllu communication bi moom mooy njiit li ndax ni ko Serigne Bassirou tënkee lu ci ne rek ci màggal gi dafa am ku ko nga xamante ni moom lañ saytu mu jiite ko moo xam communication la moo xam organisation la ak mboolem pàcc yi ci nekk yëpp rek dañoo jël kenn ci njabootuk Serigne bi ak ci njabootuk daaru dénk leen ko ngir ñu doxal ko kon ñu ngi lay nuyu ci yooyu kàddu di la nuyu it ci turu Mouhamad Nazir Samb mi nga xamante ni mooy PDG Africa Bloom Corporate ndax it teewaale nañ fi ci grand projet boobu nga xamante ni moom la Serigne bi sumb tàmbali ko boobaak léegi mat na 2 weer di la nuyu it ci turam te def suñu jëmm yi ñuy coordonnateur bi ñu ngi ci liggéey bi xam naa danañ ci gën a dugg dinañ ci gën a xuus mais d'abord ci màggal gi laa bëggoon ñu focus tuuti pour peut-être dimbali xale yu bëri ci ñu comprendre exactement solos màggal gi xam nga sama classe gi dañoo ñeme ma riirandoo dañuy dem rek sans pour autant ñu xam mbóot yeeg yenn ci ay secret yoo xamante ni mu ngi ci màggalug daaru gi ci taxawaay ak ci jaamu yàlla wax nga dëgg jërëjëf Pape Cheikh laaj bu am solo nga laaj ndax li waral màggal gi mooy Serigne Touba bi yàlla defee muy dem ci géej gi dafa jël rakkam maam Thierno Birahim ñu koy wax ndaamal daaru dénk ko yoonu murit niñ koy faral di nettalee ba muy dem maanaam ba muy dem dogguma la li jamono yi tubaab bi tuddee intérim waaw ma nga noonu boo di directeur fenn bay dem di nga dénk kenn ku ko wóolu mu assuré intérim bi wax nga dëgg waaw noonu la demee intérim boobu noonu bi Serigne Touba dem ci géej gi te loolu yëpp day gudd ñu ciy dugg ci détails yi waaye kenn ku ne xam na contexte bu particulier boo nga xamante ni ci la Serigne Touba demee ci géej gi nga xamante ni jamono ju metti la woon jamono ju tar la woon ndax ba fi Serigne bi nekkee ak tubaab bi lu metti la woon ci moom ba nga xamante ni parce que yoroon nañ ay ngànnaay yoroon pouvoir bépp daal ñoom ñoo ko déteniroon nga xamante ni lëj ko jiitu mas naa yónni borom daaru mu dem ndar loolu it moo jiitu sax intérim bi ko sëriñ bi dénk Cerno la Sëriñ Tuubaa doyloo woon ngir yónni ko ndar Cerno demoon ndar yaakaar naan loolu da nga ko faral di dégg léeg-léeg ñu naan maam Cerno demoon ndar dem googu mu demoon ndar nag ci jamono yu metti la woon nga xamante ni booba kenn ñemewut a
xoolub tubaab wala jegeb tubaab daal. waaw ca jamonoy 1895. loolu yëpp nag Serigne Touba wóolu borom daaru sant ko ni ko demal ma Ndar. loolu yëpp rek dinaa ñëw ci lu waral màggal gi waaye dama koy laytaay rek. yónni ko mu dem Ndar am fa ay taxawaay yu mat sëkk. Cerno ko jiitu woon fa Ndar dem fay nuroo gaynde gu ngar yaakaar naa sëñ Modou Kara Noreyni mooy sama turandoo ñu ngi koy nuyu di ko ziar. moom moo def taalif boobu poème bi waaw moom moo def poème boobu. Cerno ko jiitu woon fa Ndar dem fay nuroo gaynde gu ngar. ñu naan buy dellu si nañ ko kar. te booba ci lu ab taxawaayu borom daaru rek nga xamante ni booba kenn ñemewut tubaab daal ci gàttal rek. waaye ba mu fa demee mu am fa ay taxawaay yu mat sëkk. ci niñ koy nettalee nga xamante ni lettre bi ko Serigne Touba jox mu war koo jox gouverneur bañ demee am xeeti tappale wala leneen ak leneen wala boog ñu bëgg cee dugali intermédiaire. mun leen nag ki ma yónni dañu ma loxoom ak loxoom. mu taxaw tenir tête tubaab yi. exactement ci yooyu tànk c'était pas évident du tout. c'était pas évident du tout. c'était pas évident du tout. tamit dem fa demin woo nga xamante ni it. dégg naa sëñ Moussa Sall di ko nettali. mel ni sax ba ko sëriñ bi yónnee ba mu yónnee borom daaru. day mel ni mel ni daal par rapport ak accoutrement biñ miin. nga xamante ni ñoom buñ nekkee ci biir kër sëriñ bi ak ci daara ji. am na nu ñuy faral di solo. waaye bi ko sëñ bi yónnee mu jàpp ni rek bu fay dem. war naa mën a soppi na muy solo. peut-être sol beneen mbubb wala leneen ak leneen. waaye ba ko sëñ bi yëgee ni ko Cerno ni nga nekkee fii rek. deme ko foofu. ndax dafa bëggoon deminu soldat. waaw mu nga noonu waaw demee fa daal noo nga xamante ni peut-être dana gën a àdduna su ma ko sañee tudde noonu maanaam sol dara wala sol mbubb wala. au lieu de yére yi dongay daara yi nga xamante ni moom lañ faral di sol ci wanagu sëriñ. macha allah ba mu demee nag loolu rek détermination la xam nga fi mu ne nii Pape Cheikh bu la Macky Sall joxoon rendez-vous rek exemple booy dem. da nga waajal sol sa mbubb mu rafet. wala nga costume mu takk cravate ak yooyu yëpp daal ngir fonk ki nga xamante ni fa nga jëm waaye loolu yëpp borom daaru demee fa nam fa demee ak dem fa nag ak détermination positive ba mu demee lettre bi mu jël ko jox ko gouverneur la ko Serigne Touba digaloon yëpp it ca yoon wa nam ko waxee rek mu defe ko ba defe ko nu kawe njort nga xamante ni interprète bi nga xamante ni moo doon interprétal borom daaru seetlu na ni li muy wax ñu koy jottali tubaab bi day gis ni tubaab bi day mel ni kuy mer wala yu demee noonu automatiquement rek tey ñoom suñu borom da leen a dimbali mu xam ni moom kat li muy wax nii warta tax nit ki di mer ba tax na nañ ko wutal beneen interprète buñ ko wutalee beneen interprète nag mu leeral li tax sëriñ bi ñëwagut wuy si tubaab bi ba tey ndax jotagut ndigalu boroomam waaye bis sàngam dana ñëw loolu rek moo doonoon yitte ji daal nga xamante ni keroog bi muy wëlbatiku ba yegg si rek la fekk Serigne Touba takk na fas yeeg loolu yëpp daal takk na ba noppi ngir dem buy ji ci tubaab bi nga xamante ni borom daaru it bi muy ñëw def nañ ay tappale rek ngir bëgg mu yeex a yegg si ci sëriñ bi ba waxtu wam waxoon ni sëriñ bi dana ko mën a ñëw ci wuy si tubaab bi ca Ndar loolu yëpp tardé waaye nag borom daaru suñu borom dimbali ko nga xamante ni ki ko waroon a guider jamono yooyu xam nga boo jógee Mbàkke Baari dem ba Ndar te amutoon fas rek moo la daan yóbbu waaye amoon na capacité li ñu naan xel mun nujoom maanaam xam-xamu biddiw yi nga xamante ni ñoom danañ mën a guider wu danañ xam ni kat position boo nekk rek am na biddiw sàngam fu mu la féete donc mu topp loolu parce que ñi ñu ko booleeloon dañ ko doon sànq donc mu def calcul bi ci xam-xam ak xam-xamu étoile la ko Serigne Touba dimbali woon def calcul bi ci xam-xamu étoile ba ñëw siwaat fekk dama koy tënk rek ñëw ba mu ñëwee nag Sëñ Touba duggaatu ci biir fekk na Sëñ Touba génn ba noppi lam ko ca tegal rek mooy sëñ borom daaru tàmbali di ko nettali yoon yi mu ni ko Cerno dara jarumaa nettali ndax keroog ba ngay wax ak ña nga doon waxal fa nga taxaw ca dett ndeer ba melentaan wala sànq lañ wala doon yéeg ci sa tànk bi sax maa ngi jàkkaarloog moom loolu kéemtaani Serigne Touba la dañ koy yéem rek ndax bu mën a ndekk Mbàkke Bari maam Cerno ma nga xamante ne ma nga ca boori Ndar mu mën a gis mën a suivre étape ba ni ko dara jërumaa net li suivre naa lépp li ci des rek mooy njaboot gaa ngi nii sëñ Modou Moustapha ngi nii sëñ Fallou ngi nii njaboot gépp ngi nii yoonu murit gépp a ngi nii dénk naa leen yàlla ak yonent bi ak seen baay Cerno
noonu tàggatoo ak borom daaru ni ko nag ndrikk na nga muñ ndrikk na nga am jom njaboot giit fépp foo leen mën a téyee yar leen fa na nga ko def boo ko fépp may naa la tamit fépp foo nga xamante ni xat na wala mu metti wala jafe-jafe am foo mën a toxu ci réew mi daal ba mën leen faa téye mën leen faa yar rek am nga ci ndigal loolu confiance la woon wala cofeel rek ci diggante ku tedd keek maam Thierno loolu mën nga ni cofeel la confiance la ndax démb rek am na ko ma koy wax liñ naan bëgg buur bëgg laa ko gën borom daaru Serigne Touba da koo bëgg moom nag borom daaru nag moom Serigne Touba da koo seereel ni yow dañ laa rendi ci paaka bëgg ma loolu la ko Serigne Touba seereel maanaam cofeel daal bu mu ko delloo la waaw dani ko yow Thierno dañ laa rendi ci paaka bëgg ma bëgg Serigne Touba moom day mel ni ci Thierno la buñ li ñuy wax naan ca la raay ba téene ci Thierno la raay ba téene ci bëgg Serigne Touba waaye nag Serigne Touba ci boppam it dafa bëgg maam Thierno te loolu yëpp it laytaay gi Serigne Touba borom daaru keroog ba mu ganee àdduna ci loxoy Serigne Touba la njëkk moom Serigne Touba lu mu bokk ak Thierno ñoo bokk benn waajur Mame Mor Anta Sali Mame Mor Anta Sali mooy seen waajur ñoom ñaar ñëpp rakkam la sës ci moom rek mooy rakk ji sës ci moom wàllu ndey it bokk nañ ci ñoo bokkaat maam ndax borom daaru soxna Faati Isa mooy waajuram Serigne Touba maam Jaara Buso mooy waajuram ñoom ñaar soxna Faati Isa ak maam Jaara Buso it ñoo bokkaat menn maam nga xam ne rek dañuy mel ni ñoom ñaar ñoo bokk wenn waajur te jege woon lool ndax fi mu ne nii dañ koy nettali bi fi waajuru borom daaru jógee muy soxna Faati Isa la Serigne Touba wax ni mi ngi doog a ñàkk waajur soxna Faati Isa moomu Serigne Touba ba mu fiy nekk laata muy dem ci géej gi la ni ko woon yow soxna Faati Isa ni ko man kat balay sa ragal naa bàmmeel ragal naa ëllëg mu ne ko yow sama ndey man maa lay nangu dugal la ci sa biir bàmmeel nga xamante ni sëriñ bi dem na ci tukki ba mu tar mu metti juróom-ñaari at dem Gabon fu ne mu dem fa wëlbatikuwaat doog fee ñëw nekk njaareem dem ba Ceyeen ba mu demee ba Ceyeen la woolu soxna Faati Isa ni ko mu ñëw ngir ziyaari ko bu mu fa ñëwee def fa ay fan suñu borom def mu wàcc liggéey mu dencal ko boppam moom rek la Serigne Touba nam ko ko diggee woon la ko dencale boppam te moom rek la ñu xam ci ko nga xamante ni Serigne Touba moo la dugal ci bàmmeel léegi bokk mën na am ci diggante Cheikhul Khadim ak Thierno mooy li ma la laaj léegi ni lu Serigne Touba bokk ak Thierno mais lu tax moom daal Thierno gënaloon ko c'est-à-dire laaj la boo xamante ni borom xam-xam yi yàgg nañ ci jéem indi ay réponses mais ba tey laaj bi day ñëwaat lu tax Serigne Touba Thierno gënaloon ko waaw loolu maanaam laaj la buy ñëw tout le temps day ñëw waaye loolu am na ci réponse bu leer naññ ndax Serigne Touba bi mu tàmbalee li muy liggéey di ko liggéey boobu borom daaru ganeegul àdduna waaye borom daaru day listixaaru yoonu murit ndax waajuram sëñ Mor Anta Sali dañu ko soxna Faati Isa mii gan gi muy nekk bu dee góor la na nga am yaqin ni liggéey bi nga xamante ni moom nga bëgg a woote moom nga bëgg a tàmbali da nga ko yeggale bu fekkente ni du góor nag leneen la doon say boo nga xam ni mission bi nga bëgg a woote nii moom suñu borom dogalu ko kon maanaam borom daaru day listixaaru yoonu murit moo tax keroog bi borom daaru ganee àdduna rek listixaaru yoonu murit macha Allah bi mu ganee àdduna rek la Serigne Touba daw njëkkante kook waajuram wa di wër permis maanaam sàkket bi mu nekk di tari alxuraan di ko ñaanal noonu it daanaka mën naa ne ba mu ganee àdduna rek la dugg ci loxoy Serigne Touba nga xamante ni jàng lépp lu mu jàng rek Serigne Touba moo ko jàngal moo ko dalal ba ni ko bàyyil noonu lañ koy bàmbaa ko ni ba ni ko bàyyil jàngal ko li nekk ci moom lépp mu def ko ci moom yar ko Serigne Touba seeteel na ko ni Thierno musta tàqoog man ci waxtu ndawam ba ci waxtu magam donc loolu yëpp Serigne Mountakha bërkaati démb rek dinañ ko gis ci statut yi ba fa Serigne Bass Anta Niang njëkkee dem bi mu doonee xalifu borom daaru kàddu yam fa yëkkati bokk na ci loolu ni borom daaru mooy ki nga xamante ni moom la Serigne Touba doxale digganteem ak taalibe yi loolu Serigne Mountakha ko wax yàlla na fi yàgg te donc loolu rek résumé na kan mooy borom daaru ci digganteem ak ku tedd ki ak it fu ko ku tedd ki teg ndax ki nga xamante ni li tax mu def loolu it parce que daf koo jël def ko muy modèle yar ko
ba muy am mën nga ni ba Serigne Touba di am jot. ba mu nekkee tout tànk nga xamante ni lépp maanaam ba muy ànd ak Serigne Touba daal cib tënk boobu yoonu murit xewagut amagut. borom xam-xam nee na ma. Serigne Touba day gis boppam ci Cerno. ma nga noonu. lii tax mu bëgg ko. waaw manees na koo dégg noonu. ab Serigne Touba bu sotti la rek. waaw ab Serigne Touba bu sotti la te it ba Pape Cheikh. maanaam Serigne Touba xamoon na ni mission bi dana ñëw. te bu demee Gabon. dana fi bàyyi ay njaboot. te bàyyi woon na fi ay njaboot. donc nit mënta nekk ca Gabon. li nga bëgg ci sa njaboot mi ngi mel ni rek suñ mbokki immigré yi. mënoo nekk Italie wala nga nekk Espagne. sa njaboot gi fi nekk. nga mën leen a saytu na nga leen war a saytoo. ndax ay tuut tànk. wala gone. faaw nga jàngal leen. faaw nga yar leen. faaw nga wax leen fii ngay jaar nii ngay def nii ngay def. nii ngay def faaw nga sàmm leen. donc nag Serigne Touba dafa njëkkante ci yaru maam Thierno Ibrahima Fati. li nekkoon ci jëmmam yëpp mu sotti ko ci jëmmi borom daaru. ba tax na bi mu koy jàngal sax bi mu koy jàngal. jàngal ko alxuraan ba noppi. la ca teguwaat muy njàngum xam-xam mi dañ ni bu ko jàngalee téere. tàmbali benn téere. jàngal ko ba ci biir. danaan ko Thierno li ci des. mbokk dimbalee na ko mbokk. maanaam téere bi du yegg. dañuy jàng téere bi ba ci digg bi. mu ni ko li ci des mbokk dimbalee na ko mbokk. te borom daaru nee na li ci desoon. mu ni ko mbokk dimbalee na ko mbokk nee na loolu lay gën a dégg sax que li mu ko jàngaloon. nga xamante ni Serigne Touba dafa njëkkantoo ci borom daaru. sol ko sottiku ci moom. ba nga xamante ni wóor na ko ni bu fi jógee. dem ci géej gi. lim fi bàyyi. xelam dina dal. te dara du ci rëcc. te loolee. bis bii nga xamante ni mooy bisub suba bi incha allah mooy daje bi ñu daje woon nga xamante ni Serigne Abdou Khoudous kenn la woon ci doomi maam Thierno yi nekkoon na xalif mooy waajuru Serigne Bassirou Abdou Khoudous mais lu jiitu loolu màggalu suba gi li ko sabab mooy li nga nettali ni tënk ko waaw léegi nag ñu sanc Daaru Muxti su ma juumul ay 1912 ci côté yooyu solos màggal gi daanaka li nga nettali daanaka mooy sëb bi li mag ñi naan lii sëb la ko bëgg nga ci biir boo ko buggee comprendre ci façon bi nga waree jaamoo yàlla il faut que nga gëstu ci diggante Serigne Touba ak Maam Thierno moom nga ñu tënkal léegi màggal gi lu ko waral waaw màggal gi li ko waral mooy bis bi nga xamante ni Serigne Touba jóge na ci géej gi woolu sëñ Issa Diène ni ko demal wool mu borom daaru boobu ma nga Ndar sëñ Issa Diène ñëw woolu si borom daaru ndax ñoom ni leen sëriñ bi yare dégg na fi sëriñ bi xam na ni sëriñ bi ñibbisi na waaye du jël initiative boppam naan damay dem ci sëñ bi taalibeem du ko may waaw ak yaram du ko may du suñ jamono ji ni mu demee daal nga xamante ni dañuy xëcc ndigal wala ñuy ñoddi ndigal wala ñuy forcer ndigal te taalibe ni ko sëriñ bi tënke ci sifaatu saadixil murid arbaatun maanaam ñeent yi nga xamante ni mooy sarti murid bokk na ci maanaam di xaar bañ di forcer ndigal li daal da nga naan ni ñu ko Seex Ibra jàngalee rek waaw mu nga noonu ci comportement mi ngi noonu maanaam ndigal li daal da ngay xaar ba mu yegsi te bu yegsee nga jëfe ko te doo gaaral maanaam sëriñ bi digal la nangam ngay am loo ciy xel ñaar ak loo ciy leneen waaye bis boobu noonu la Serigne Touba woolu borom daaru mu ñëw fekki ko Ndar bis buñ doon gisante la ngir mën naa ni maanaam koo jox intérim bi rek pendant 7 ans 7 mois ci niñ koy waxee ci lu bare bari mu ñëw nag ñu gisee Serigne Touba di ko rendre compte ci tar yi nga xamante ni moom la doon dund ci tukki bi borom daaru di ko rendre compte it ci tartar yi nga xamante ni moom la doon dund ak tubaab bi ndax démb rek wala keroog rek Baye Cheikh Awa Balla Gueye maa ngi koy nuyu au passage mi ngi ko doon wax ni doo xam sax ndax mettit ak jafe-jafe yi Serigne Touba doon dund ci tukki bi ci géej gi boo ko comparé ak li nga xamante ni moom la Thierno doon dund ci bi mu fi desee ak tubaab yi lan moo gën a metti
lu ci ne rek lu tar la lu metti la. dem na ba amut fu mu dëkk dem na ba am sàq xam naa peut-être Pape Cheikh mën naa bañ a xam ab sàq. ak maa xamub sàq. man kaw laa di xam naa sàq. xale yi si xëy na ñoo xamul sàq. ñoom Fallou Ka ñoo xamul sàq waaye man xam naa sàq xam nga. sàq moom mooy tax surga du yooyu. surtout bu feesee mi ngi noonu. donc am sàq dem na ba fanaan ak njabootuk Serigne Touba gi ci mu sàq. ngir tumuranke grenier ngir tumuranke foo nga xamante ni dugub lañ fay def ak yu demee noonu. du néeg nga xamante ni fanaan taxu koo jóg daal. waaye ñàkk foo fanaan. mooy magasin rek li xale yi tuddee magasin ay bagages lañ fay sànni ak ñoom seen. wax nga dëgg mu ngi noonu. fanaan taxu koo jóg waaye foofu la fanaan ngir tumuranke. d'accord ndax fa mu nekkoon tubaab bi dafa ñëw. borom daaru ci ay yoon ni ko fii da nga fiy jóge. wala ñu taal. wala ñu taal kër gi taal dëkk bi taal leen rek daal ci gàttal. noonu lañ ko waxe mu ni leen nag moom mën naa fee toxoo ñu ni ko boo fi toxoowul dañ lay taalaale dëkk beeg li ci aju yëpp. mu ni leen nag toxoo gi fi moom mën naa nekk ndax Sëñ Tuubaa li mu ma waxoon mooy fépp foo mën a nekk ak njaboot gi rek nga nekk fa ak ñoom. waaw waaye nag bu ngeen bëggee taal moom yegg si ci njaboot gi moom xam naa man ngeen di njëkk a taal ba ma jeex tàkk. ci juróom-ñaari at yëpp. moom Thierno dund na ay métit yu dul jeex. dund na ay jafe-jafe. jafe-jafe yu dul jeex yu tara nga xamante ni bii ma la ciy wax rek nga xamante ni dem ba toxal la ba ni la boo toxwut ma taal fi nga nekk. nga xamante ni il était obligé mu déménager. jóge foofu dem feneen. waaye loolu yëpp tamit. jafe-jafe yi ci fànn yëpp. ndax xam nga tubaab bi ni muy xeexee wala ni muy defee. kenn sax daanaka doo dem ba bëgg a xam Thierno wala nga bëgg a mbokkoo Thierno. foofu la tolloon dañuy yàq lépp dañuy yàq sax sa image. waaw maanaam ak it xam ni. ku jege Thierno sax dañ lay contrainte yooyu ñuy teg Thierno. ku jege Thierno wala nga bëgg a mbokkook Thierno dañ lay dugal ci xeex bi. jafe-jafe yi dañ la ciy boole. ba tax na jafe-jafe yi dund ak lépp doon na ko am. am na ci benn xisa bu ñuy nettali nga xamante ni dafa dem ba dund bi jeex rek. mu dem am ci kenn ci mbokk yi muy sàkku ci moom ab dund. loo nga xamante ni da ko koy lebal wala daal nuñ fexe daal xam nga boo amee jafe-jafe. waaye nag mbokk mi ni ko sama dund bii. saraxewut mayewut. lenn rek a fi nekk boo amee xaalis. ma jaay la boo ko amul boo nga seeti yeneen pexe. ba loolu amee borom daaru jéem a defi pexe. ba lam ca soxla woon ci dund ba mu jënd ko. waaye ba mu ca jógee it lu am solo message bu am solo la bu mat a bàyyi xel. mu ni lii de dugub ji ndax dugub la woon. bu fekkente ni liggéey rek mooy maye dugub. bu soobee yàlla fas yéenewu ma koo jënd ci kenn. ndax suufu suñ borom sii. suufu ñëpp la. kenn du ma ci gën a suufu ñëpp la. wallaahi waaw loolu nag détermination la. ba dem ba yegg ci autosuffisance man nga ne. borom daaru ci wàllu dem na ba am ordre du mérite agricole loolu moom ak sëñ Modou Moustapha ca jamonoy tubaab bi. dem nañ bañ décerner leen ko. parce que parallèlement liggéeykat la woon. liggéey bi xam naa danañ ci mbir yi dafa yaatu ba daanaka doo xam fooy tàmbalee doo xam foo yem. waaye dañuy tànn yu important yi rek. parce que ay jàngale lay doon. pour ñiy seetaan ak it di déglu. waaw jàngale lay doon. man dama bëgg ñu maîtriser bu baax. solos màggal gi suba. li tax képp kuy murit wala képp kuy jullit te nekk ci réew mi. war ngaa mën ni ñuy demee gàmmu di ko demee màggal di ko demee ci événement yu religieux yi am Sénégal. maanaam ëllëg Sénégal yëpp ñoo war a retrouver fi nga xamante ni moo di Daaru Muxti ndax waxuma Cheikhul Khadim de waaye moom maam Thierno yi ñëpp la Thierno yi Sénégal yëpp wër na sikuwul Pape Cheikh lu am solo la maanaam jàngat yooyu te bis yu mel nii nag Pape Cheikh ni nga ko waxee rek bu ñëwee la ci ëpp solo mooy ñu dellu siwaat xalaataat lu waral bis bi ni nga ko laaje ak ki ñuy màggalal lu ñu mën a jariñoo ci moom ndax bernde yi macha allah ku fa ñëw bernde yi dana yaatu lool dana baax lool waaye loolu bis bu set bernde mën naa am bis bu set Pape Cheikh boo bëggee berndeel sa bopp mën ngaa berndeel sa bopp kay waaye la ci ëpp solo mooy ki ñuy defal bis bi lan ci la nekkoon nan la doon dunde te ku ko bàyyi xel na mu doon dunde rek sa quotidien ca saasa day daal di soppeeku ndax li ma la wax nii rek détermination weesuwut jënd dara bëgg dara mu jafe la nga fexe ba lijjanti ko ba am ko jënd ko ni lii nga xamante ni liggéey rek moo koy maye danaa góorgóorlu ba lu liggéey rek aw ñaq rek di maye danaa fexe ba
deetuma ko ñàkkati. te ba mu ko defee noonu la ko ci suñu borom fekk. parce que modèle la moom. waaw modèle la ba tax na bis bi ci sa laaj bi lay dellu si ba tey. lu ci ne rek damay profité lu ma ci mën a leeral ma leeralaat ko. waaye bis bi mooy bi mu gisee ak Serigne Touba. muy retrouvaille bi. muy daje bi. waaw commémoration noonu lañ koy waxee c'est les commémoration des retrouvailles entre Serigne Touba ak borom daaru nga xamante ni bi ñu gisee Serigne Touba di ko leeral ab tukkeem borom daaru di ko leeral ay jafe-jafe yoo nga xamante ni tamit ci la nekkoon waaye nag saytu goo nga xamante ni saytu na ko li fi Serigne Touba bàyyi woon nga xamante ni donte sax attaaya yi ju fi Serigne bi bàyyi woon boitub attaaya bu ñu ubbi woon te jeexut sëriñ bi jotu koo jeexal sax ba mu ñëwee Cerno tegaat na ko ci loxoom leeralal na ko lépp ginnaawam njaboot geeg ña ci waroon a jàng ñëpp jàng nañ seex yi tamit ñi mu ko joxoon ñu nekk ci seen responsabilité ku ci nekk la waroon ca yow def na ko ba bi sëriñ bi ñëwee daanaka lépp dafa yokk lépp dafa yokk malgré conditions yi nga xamante ni ci la ko Serigne Touba bàyyi woon waaye kaamilub Serigne Modou Moustapha fekk na Serigne Touba ci géej gi ñu mokkal alxuraan kon la ko Serigne Touba doon doyloo lépp dafa mat nga xamante ni Serigne Abdou Khoudoss moom borom daaru moo ko doon nettali ba ko borom daaru nettali lépp mu doonoon nag jataay bu émotionnel nga xamante ni léeg-léeg ñu waxtaan ba ci yàgg maanaam am fu ñu yegg daal tuur xéewal am lépp am waaw ngir rek tartar yi ak mettit yi ak ni mu demee dañu bëggante waaw ak bëggante gi tamit waaw bëggante gi lool bëggante gi ku ci ne ndax borom daaru moom sëñ Touba day sëriñam di léppam waaye noonu mu doonoon sëriñam doon léppam sëriñ Touba noonu la cërale woon borom daaru nga xamante ni dégg naa ko bërkaati démb rek am ku ma ko nettali mu ni defe naa damay fàtte tur yi waaye am na kilifa gu ma ko nettali borom daaru bu séenee sëñ Touba sax du sol mbaxana comme kilifa yi ni ñuy def rek suñu kilifa yi sang yi ci yoonu murit boo gisee sa kilifa da ngay foq sa mbaxana nga xamante ni bis mas naa gis sëñ Touba di dindi mbaxanaam sëñ Touba jëlaat mbaxana mi solal ko Cerno ni ko Cerno yow am nga sañ-sañu fu ma nekk ngay sol sa mbaxana loolu sëriñ Touba cofeel gi mu am ci moom may na ko am na bisit sëñ Touba bu ñëwee njaareem ak ni ñu waggari sëñ bi ak ni ñu ko wage borom daaru bu ñëwee njaareem fi sëñ Touba nekkoon ni ñu fonki sëñ Touba duñu bëgg a dal ci kees gi mu dal dañuy bëgg a dànd ko dal foofa waaye ci kër sëñ Balla Coro la daan dal ndax borom daaru njaareem amu fa woon màkkaan ci tënk kër sëñ Balla Coro la daan dal waaye am na bis sëñ bi soxla ko laajte ko ni ana Cerno ñu ni ko kër sëñ Balla Coro mooy dalluwaay ba mu ni ko Cerno dama bëgg nekk ci biir ngay nekk ci biti yow boo ñëwee bis ni ki tey na fii doon sa wàccuwaay sama bërëb bi na doon sa wàccuwaay loolu yëpp ci cofeel gi ñu doon wax rek waaw nga xamante ni waaw c'est pas pour rien ci li ñu ma nettali ci miraas bi mun a Cerno nañ ko jox Cerno kaamil gi kese waaw ca miraas ma Bamba den leen man Cerno doy nam wallaahi te doyloo naa ko kenn musul gis loolu waaw ba ñuy miraas Maam Mor Anta Sali te boobu ni ma ko doon waxee rek borom daaru digganteem ak sëñ Touba boobu yoonu murid dafa xewagu boobu nam daan topp ci Sëriñ Touba daan topp ci ginnaawam daan ko santu boobu dañuy jàpp sax naan kii jaamu wala lar la ñuy tudde mooy mu mën na nekk esclave daal lar baatu wolof bi ab laram la nga xamante ni moo ko daan defal léppam daal c'était son serviteur macha Allah nga xamante ni bis boobee ñu gisee li tax muy bis bu am solo Pape Cheikh bu ñëpp war a soññ ñëpp war a tàbbi ñëpp war a teew Daaru Muxti ndax bis bu barkeel la ndax Serigne Touba lay daytalu cant bi digganteem ak borom daaru mooy dani ko maam Cerno borom daaru ndax bu fekkente ni woon man Serigne Touba maa fi desoon yow nga dem ndax lii nga man danaa ko man ndax dégg nga loolu Pape Cheikh ndax bu doon maa demoon yaa demoon ma des fi ndax dinaa man lii nga man ndax taxawaay bi mu am rek ci matale lépp njaboot gi ñi war a jàng nañ seex yi ñi ci war a formation bi ñu leen war a defal nañ leen ko njaboot gi sàmm nañ lépp saytu nañ lépp mission bi mu ko bàyyiloon lu jafe la ba mu am ay doute sax ci moom ndax bu toogoon li Cerno def dina ko def loolu la ko Serigne Touba kii bëggoon Cerno nag waaw loolu la ko wax sant ko ci gërëm ko ci ba tax na bis bii ñuy màggal xam nga loolu bisub taw féex la nag te li ci yéeme it li ci mat a bàyyi xel mooy liñ ci màggal mooy dellu si Serigne Touba ci géej gi
te bu Serigne Touba dellu si wutoon ci géej gi kon leneen lay doon liñ naan bu dutoon ak demam gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraani Serigne Touba dafa dem tukki ñëwaat indi ndam loolu nag muy ndamul jullit yëpp rek ndax ba mu nekkee ca tukki ba loolu la doon wax ijharu juuxi ilaa xaw mi saadatana suñu borom na nga ma defal sama dellu si ca réew ma muy texek mbooleem sama ñooñu Serigne Touba nag mooy mbooleem ñooñu lislaam rek waaw nga xamante ni bis bi texeek mbooleem xam ak ñàkk xam la waaye ku ko xam bis booy fonk la bis booy góorgóorlu la bis booy fas yéenee teew la ngir jariñu ci ndax bisub ngërëm la bisub santante la lu ci waay foofu laa koy tëje te bis yi ñuy defal ay nit yàlla borom daaru yaakaar naa ni ma ko waxee rek ak dundam ak Serigne Touba nitu yàlla fala mën a yem te waxtaane nitu yàlla yi dafa am fu muy day jariñ doomu aadama jataay yi ñuy def rek sëñ Bay Jaxate wax na ko ni waxtaane yàlla ki gaayam cër bu nit masa am xamal ni kat fa la juddoo yow murit bi xamal waaw waxtaane leen rek mën na laa jox ay cër yu kawe fa sunu borom waxu malaak nag yemoo ci waxtaane leen waaye di leen màggal ñu tax nga déplacé wu tax nga yëkkati sa alal def ko ci tax nga sonn ci loolu lu bari ay tuyaaba la lu bari ay njariñ la kon bis bi ñuy woote ca Daaru Muxti loolu mooy objectif bi ngir màggal daje bi nga xamante ni Serigne Touba daje woon na ko ak borom daaru ñu ci woo jullit ñëpp di ci woo taalibe yëpp nan lañ ko war a màggalee loolee di nga ci tontu ndax it baax na ñu joxe ay conseils pour taalibe yi nga xamante ni ñooy jógee ci dëkk yëpp moo xam Dakar wala yeneen i dëkk pour dem ci màggal gi ëllëg dinañu waxtaan itam ci kanam tuuti ci liggéey bi nga xam ne ni tàmbali nañu ko jëm ci rénovation grande mosquée bu Daaru Muxti ak ki nga xamante ni mooy Serigne Modou Kara Samb yooyu yëpp laataa ñu ciy ñëw ñu bàyyi leen ak publicité yi doog a dellu si waat ci plateau bi.